mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. njort ak ñenn ci militant APR jëm ci complot ñu ne ci ginnaaw Macky Sall Bara Ndiaye maire Meouane di directeur bu maison de la presse daal di xëy ci bataaxal joxoñ ca moom Amadou Ba ministre affaires étrangères soxna Aminata Touré mi ñu dénk conseil économique social environnemental ne nanu leeral seen i position farandoo yi kilifa yooyu mu junj ñoom ne lu jëm ci wàllu bu dee fidélité di kóllëre ci Macky Sall kenn ëppalewu leen ko ay aji tukki yu Air Sénégal yu tàggatémbe minuit bii ak léegi ci aéroport international Blaise Diagne ñu waroon dem ca Paris mbokk yi jaaxle lool ci wàllug li waral tardé gi Air Sénégal diggéey leeral ci fànn woowee jàngoro coronavirus laalul Sénégal laalul it tourisme macha allah fu ci mel ni ca Casamance yëf ya mu ngi dox rawatina bi nga xamante ni seen i client du waa Chine ci gën a fës bitim réew Anna Rocha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Assane Gueye Mohamed Ould Ghazouani moo wuutu président Kaboré ci boppu G5 Sahel njiitu réew Mauritanie di woo ONU mu jàppale leen ci financement yu doy bu ko defee ñu mën a xeex terrorisme bi ni mu waree ca Bissau syndicat bi ëmb dawalkatu bus yi ak yeneen transport en commun tàmbali nañ seen juróom-ñetteeli plan d'action li ko dalee alarba ji ba ajuma bi ñu dëgmal dinañ nekk grève ngir ñaawlu kon anam yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee ci feebaru coronavirus bi nag gannaaw Égypte Algérie mooy ñaareel bi réew ci Afrique fi ñu gis feebar bi ca Chine nag mu ngi wàññeeku bu baax a baax. jërëjëf Anna sport gi Youssouf Bodian maa ngi lay nuyu Youssouf. di la fay xaja sa li ci gën a fës. boxe tournoi qualification ngir dem ci Jeux olympiques Tokyo 2020 mu ngi wéy ci Ndakaaru waaye doomu Sénégal yi bokkuñu ci ñoom ñëpp la ñu éliminé li ko waral mooy tànneef bi moo baaxul ci gis-gisu ki nga xamante ne mooy Souleymane Baye nekk ñetti yoon champion du monde muy sàkku ñu gën a dugal kon club yi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal ci mbir mi. football 8e de finale Ligue des champions ci Europe tey lañ koy wëyal Real Madrid de Manchester City di match bu am solo bu ñuy xaarandi bu 20h jotee dañ ko jàngat ak koo xamante ni kon xelam màcc na ci wàllum football espagnol la. jërëjëf Youssouf Bodian yéeni kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM dialogue national bi nga xamante ni sumb nañ ko ci réew mi boobaak léegi la ñuy waxtaane ak yéen ñaari weer ginnaaw taxawul comité pilotage bi ci njiital président Famara Ibrahima Sagna weer ci it luy des ci njeexte mandat gi ci njeextalu xibaar yi lay doon boobu waxtaan Abdoulaye Diop nekk ci technique bi régisseur d'antenne Oumar Diaw. client yi këru roplaan gi di Air Sénégal yu daal di tak ci aéroport international AIBD Blaise Diagne minuit léegi ca ñu waroon dem ci Paris ñii di mbokk yi nag jaaxle ci tardé geeg yeneen kenn ci yooyu mbokk madame Diop ñu teewlu koog Sode Thiam. wante bu mbir xewee tamit je pense que war nañu wax nit ki exactement lan moo xew bu ko defee nit ki dina mën a jël ay matukaayam xam na muy def parce que nit ki du dagg biyewam ba pare daa di ñëw aéroport daa di enregistré ay bagage am ba pare xam nga ni ko xas ba enregistré moom xam nga ni yow moom ala kulli àllen di nga jël sa vol da nga dem nga ñëw toog kenn waxu la date leer kañ ngay war a dem kañ nga war a dugg ci avion bi xamuloo nga nekk ci biir aéroport di tagga tembe loolu tamit dafa doy waar te nit ki lu nekk da nga koy xool ci sa bopp man déglu naa rajo bi ci suba ci xalaas bi benn passager bu wax sax xolam jeex na parce que nee na nag sax xaw ma xar sax moo leen ëpp considération la ñu gën a considéré parce que ñoom ñu ngi toog foofu ci aéroport bi xamuñu lan la ñuy def xamuñu fan la ñuy jublu laajte nañu pour mun a gis chef d'escale bi pour mun fa am information gisuñu chef d'escale bi gisuñu kenn ku leen informé loolu tamit xam nga dalul xel dafay xaw a doy waar fi mu toll ni képp ku ci am mbokk ku nekk fële de l'autre côté wala ku nekk fii ci Dakar da ngay am jàqare da ngay jaaxle damaa am mbokk bu war a jóge France ñëw fii Sénégal vol bi moo ko waroon indi mi ngi fi waroon egg si boori 13h heure de Dakar mais ñoom ña nga foofu bloqué toog à l'aéroport embarqué nañu enregistré seen bagage yi ak yépp wante mënuñoo ñëw parce que vol bi mi ngi fii Dakar vol boobu moom la ñu war a jël pour ñëw fii Sénégal mais il s'est trouvé que vol bi mi ngi fii aéroport passagers yi ñi ngi fii ils n'ont même pas encore embarqué. nga fa biig ak léegi vol boobu aéroport international Blaise Diagne ak tardé waral kon yëglug yenn ci mbokk yi ñooñee di aji tukki ku ci mel ni madame Diop moom doon indi seede di kilifa yu Air Sénégal ci pàttali diggéen nanu ci waxtu yi nu dëgmal ay leeral ci boobu tolluwaay yi leneen ci xibaar RFM coronavirus gi jàppul Sénégal jàppul tourisme am rawatina ci Casamance macha allah ba tey ji client yaa nga fay teer bi nga xamante ni rawatina ba waa Chine yooyu sax nekkule ñu gën a fës ci client yi Sénégal di dalal ci wàllu tourisme am Barthélémy Ngom
ci weeru décembre la jóge Chine ca Wuhan rawatina boobaak léegi coronavirus bi ñuy woowee Covid-19 di wéy di law ci biir àdduna bi feebar bi tax sax ba Chine daal di dakkal ay voyage am ba pare ne doomi réew ma bu ñu génnati mukk di dem biti réew loolu nag mën a am ay njeexital ci wàllum tourisme bi waaye nag fii ci Sénégal coronavirus bi amul impact bu am doole ci secteur touristique bi li ko waral moo di ne Chine du réew moo nga xamante ni ay touristes bari na lu ñu fay jógee di ñëw fii ci Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kàddoy Charles Lamine Diabone di coordonnateur office du tourisme ga ca Casamance. amul impact wala boo amee impact lu tuuti la par rapport Ebola tout simplement lu tax parce que Asie du un marché émetteur bu am doole pour Sénégal si c'était l'Europe waaw dina doon am impact si c'était en France dina doon am impact parce que 50% des touristes du Sénégal nous viennent de la France amul impact parce que Sénégal moo ngi soog a commencé def ay jéego pour di indi ay asiatiques dans la consommation touristique sénégalaise. waaye nag warul tax autorités yu nekk fii ci Sénégal naagu ndaxte lu ne mel amoon na fi ak feebar bi ñu duppee Ebola. mooy lu ma lay wax rek xam nga am na ay chantiers yu fi nekk yu Sénégal état sénégalais signé ak ay dëkk yu bëri te après appel la ñu def te appel yu bëri chinois yi ñoo koy gagné dans le cadre de la construction par exemple c'est les asiatiques qui sont en train de gagner par exemple ñun fii Ziguinchor ñoo ngi réhabilité pont Affiniam bi te ay asiatiques ñoo ko nekk di def xamuñu fi ñu jógee ci Asie. chinois yi nag mënees nañu leen méngale ne ñoom ñooy moteuru tourisme mondial bi li ñu leen teree génn mën a am ay conséquences ci wàllum koom ci àdduna si fii ci Afrique nag réew yi ci mel ni Égypte Kenya Maroc Afrique du Sud ak île Maurice ñoo ci gën a loru ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy destination préférée chinois yi ci continent bi. Barthélémy jërëjëf Italie nag jàngoro ji nuyu na fa ñoom sénégalais yi fare foofee ñenn ñi di faral di baw fu mel ni Genova ak yeneen di jaar si ci frontière bi ci yoonu suuf bi dawalay jaar fu mel ni Rosso Diama foofee it am na fa ñenn ci doomu Sénégal kuñ ci naan Ousmane Ndiaye commerçant la ab diir mu nekkoon foofu ci Italie ne bu sañoon wàllu contrôle ni ñu koy defee aéroport ñu defee ko ni ci yoonu suuf yi Mohamed Nabi Sylla. doomi Sénégal yu bare yuy dund ci Italie di faral di jóge ca réew mooma di jël ay woto jaar ca Maroc Mauritanie laata ñuy bëtt frontière egsi ci biir réew mi lu ni mel Cheikh Ndiaye di commerçant doon dund ci jamono ci Italie xamle lu ni mel yokk ci ay matuwaay war nañ ko bàyyi xel ci poste frontière yu Diama ak Rosso Sénégal. war nañ bàyyi xel si ndax frontière la wàllu Rosso frontière la war nañu jël ay matukaay si lu mel na service d'hygiène ak waa santé bi ñoom ñëpp ñu jël seen ay matukaay ba nga xam ni suñu mbokk yi ndax man foofu jaar naa fa ay yoon ak Diama. moom mi lee tey jii mu nekk président comité d'entreprise marché ci ndang xamle ni diwaan bi coronavirus bi am ca Italie fu mu xam la muy fàttaliku sax yoon wa nga xamee ni daañ ci jaar ak ay ndaamar ngir dugg ci biir réew mi. Rosso frontière la ak Diama ak wàllu dex gi aéroport bu mag bi Milan la nekk fa lay déparé kon mooy Lombardia fa la ñu war déparé pour ñëw aéroport Diass mais aussi bateau bi départ ma ngi déparé Genova pour ñëw Maroc bu ñëwee Maroc foofu la gars yi traversé jaar Mauritanie pour ñëw Sénégal. oto bu ñëw aussi ñu fekkee dafa am pompe bu ñu war a pomper infecté bagage yi ak yooyu ba lépp muy matukaay bu nga xam daal mais comme moo gën faju ñu bàyyi si xel loolu daal doon naa ko lancé. tey xel ñu war ko bàyyi ci ñaari poste frontière yooyu di Rosso ak Diama te it service d'hygiène ak ñame wàllu wérgu yaram war ci taxaw ba gën a aar réew mi comme niñ ko defee ci aéroport bu Ndiass. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sylla. jërëjëf Mohamed RFM benn waxtu tegal juróom-ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ginnaaw ak jaaram RFM matin Bara Ndiaye di maire bu Mewane di directeur maison de la presse ay tëkku mu ko doon def ci ñu nu njort mu ne dañuy complot Macky Sall ci biir APR xëy na bind bataaxal lettre ouverte jëmee ci ku mel ni Amadou Ba mi nu dénk bitim réew soxna Aminata Touré ñu dénk wàllu conseil économique social environnemental joxañ leen kilifa yi sàkku ci ñoom mu ne ñu leeral seen i position waral farandoo yi kilifa yi ñoom it yëglu weddi ba mu set yooyu tuuma jàpp ne ku ci mel ni Amadou Ba wala soxna Aminata Touré kenn gënu leen a fësal a kóllëre jëmee ci Macky Sall Alaaji Njóogu Jeen. gannaaw ay junju mbir yi léegi mi ngi gën a leer Bara Ndiaye tudd Amadou Ba ak Aminata Touré ne ñoom ñaar ñooñu di responsable seen parti dañuy bokk nañ ci ñi liggéeyal seen bopp ak bëgg a wuutu Macky Sall. lii raam ci nag bi la jëm te bu fa eggee du fa génn ñu wax ni am na loo xam si que ñu ngi koy gis te rafetul baaxul te bokkul ci li nga xam ni mooy tax président tey yéene ji mu am ci réew mi ci quinquennat bi nga xam ni askan wi jox nañ ko mu mën koo réaliser bi ñu
waxee loolu ñu xëy rek ay jeunes ak ay responsables ñii ni ci Amadou Ba lañ féete ñii ni ci Aminata Touré lañ féete dem ci presse beeg réseaux sociaux yi di ñu saaga ñii di bind ñii di wax lu nekk ku moom xar mi nga bàyyi buum gi mais ñooñu nga xam ni ñoom ñi ñu attaqué ñëpp ci ñooñu la ñuy réclamé wu mais nañu leeral seen taxawaay tey ci ban logique lañ nekk dalal xelu militants yi rassurer ñëpp que ni ñoom nekkuñu du détourner nos militants man dama ciy interpeller président de la République ci interpeller tous les militants de l'Alliance pour la République. wante ñii di ñooñu Amadou Ba yi xam nañ ne fii lu ñuy leeral am fii ndaxte mbir yi dafa leer nañ te lu ne fàng kenn du ko jeex Lamine Diagne adjoint au maire la ca Parcelles Assainies. Amadou Ba fi mu féete mooy jàppale Macky Sall Amadou Ba lu mu gëm mooy jàppale Macky Sall Amadou Ba li nekk ci xolam mooy Macky Sall mission bi nga xamante ni sénégalais yi am nañ ko confiance ci Macky Sall mu réussir ko Amadou Ba ñu jox ko ci pàcc mu bay ko ci pour Macky Sall am ndam ci loolu lay dox ci loolu la nekk ci loolu la gëm donc tey Bara Ndiaye mënul indi benn preuve boo xamante ni tey jii wane na Amadou Ba dafa am ay preuve ñun ñi nga xamante ni ñooy jàppale Macky Sall Amadou Ba musu ñoo wax loo xamante ni day jëmal ci boppam lu mu ñuy wax mooy jàppale Macky Sall bu ñu tas yaakaaru Macky Sall bu ñu tas yaakaaru askan Amadou Ba dafa loyal dafa fidèle bàyyi faalu Macky Sall la gëmul ku dul Macky Sall. fan yëpp ay tumalante am ci biir parti Macky Sall di APR ñenn ci ñoom di tumal yenn responsable yi ne nag dañuy liggéeyal seen bopp jëm ci wutu Macky Sall gannaaw bu jeexalee ñaareelu mandaam ci atum 2024. jërëjëf Hadj Ndiogou ñu waxtaanee dialogue national bi ñaari weer ginnaaw cancu comité de pilotage gi weer laata njeextalu mandat boobu comité di am kenn ci boobu dialogue di def lu jëm ci wàllu bilan d'étape ak natt ak xayma Mamadou Lamine Dianté lay wuyoo moom jàpp na ne liggéey bi ak dox mu ngi ci ndam na ko noonu donte lu jëm ci wàllu wuute gi ci bànqaas bay waxtaanee mbiri politique ak tolluwaay joxul solo genn gi réeroo yëf fa Mamadou Lamine Dianté ñu teewlu ko. ñu ngi rafetlu liggéey boo xam ne moom moo ci am parce que li ci ëpp solo moom mooy que ne nit ñaa ngi ñëw ci anam boo xam ne anam bu baax la ñaareel bi mooy également dañoo ubbi comité de pilotage ak composante société sénégalaise moo xam ñi fayte ci nguur gi la ñooñu dañ leen di déglu ci li ñuy tuddee séance d'audition pour ñu indi ñu ay information mais également ñu bëgg xam seen gis-gis ni réew mi di doxee mais également ñëpp ñoo xam ne également ay acteurs lañu ci secteur surtout secteur yoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe ñooñu également dañ leen organiser ñu nekk ay groupe de travail pour également ñoom ñu saytu seen i jafe-jafe te indi ñu ay solution ci wàllu woowu bu ñu passé foofu nag dañuy jubal beneen étape boo xam ne léegi dañuy indi information yooyu ak gis-gisu kenn ku ci nekk ñu xool ñun léegi nan lañ ci sukkandiku pour indi ci ay résolution consensuelle yoo xam ne moom la ñuy jébbal autorité bi pour mu mën a jël ay dogal. wante gis nañ ne coow am na ci commission politique bi ñàkk déggoo ci mbir yu bëri diggante ñu ko seq naka nga jàngate loolu. waaw xam nga commission politique moom depuis ci njëlbeen gi dañ ne ñoom comme commencé nañ seen liggéey nañ leen bàyyi ñu continuer seen liggéey bon boo xoolee également nature question yoo xam ne moom lañ ciy waxtaan muy ay question politique kuy wax politique rek wax coow donc coow moom mënu faa ñàkk mais dañoo gëm ne également li ñu jiital ñun mooy intérêt Sénégal ñoom également war nañ mën a jiital loolu pour ñu mën a dégg. Mamadou Lamine Dianté bokk ci dialogue national gi dinañ ko waxtaanee ci njeextalu xibaar lay doon ak natt gu nu koy nattalaku xayma ci liggéey beeg tolluwaay li boobaak léegi boobu dialogue national Fatick ak étudiants yi nga xamante ñoo nekk ci université Sine Saloum bi ñu duppee ku tedd ki El Hadj Ibrahima Niass étudiants yi fa ñoo daal di dogal grève bu ñu wutalub app di ci jàppale seeni rakk yi am bac bees te boobaak léegi amuñu saal yu ñuy jàngee wax nañu it ñoom étudiants yi ci seen nekkin foofe ci njàng mi Aminata Goudiaby. ren ji lu tolloo ko juróom-benni téeméeri nouveau bachelier lañu orienté ci campus bu Fatick bu université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass ba fii mu ne nag ñoom bachelier yooyu mënuñoo fexe ba jàng ndaxte salle de classe bu ñu leen dugal moom moo amul ci campus bi amical bi nga xam ne moom moo ëmb étudiants yi nekkee ci campus boobule di métti lu mbir mi ba tax na nag altine ba léegi ñi ngi ci ab grève Maimouna Sarr moom moo yor kàddu étudiants yooyu. question nouveau bachelier yi lan la ñu ngi fi depuis le 17 mais jusqu'à présent mënuñoo am certitude bu leer ne ñoom ñi fii lañ leen di dugal ñu jàngee fa war nañu ay convention bi gis nañ convention yi waaye convention yooyu noonu salle yooyu ñu wax ne moom lañ disposé pour ñu defee fa cours amul dara équipement amu fa y a pas de matériel projecteur y a pas de table banc autant d'autres jarul ñuy guddal. ñoom nag ñun nii fasuñu yéene dellu ci salle de classe yi fii léegi problème bi nga xam ne moom la nouveau bachelier yi am kenn lijjantiwu ko. su combat bi dañ koy continuer bu réponse amee incha allah ñun ñëpp dinañ ànd jàngi maanaam tant que ñoom rejoindre ñu cours yi gisuñu leen di tax ñu jàng. ci campus bu Fatick bi nag ba léegi njàng mi ci anam yu doy waar la ko fa étudiants yi di defee yu bëri ba fi mu ne daf leen a manqué moo tax nag ñu yuuxu wàllu. la première promo def na seeni résultat jàng nañ nag ni ñu war a jàngee li ñu waroon am nañ ko waaye nag lii mënul woy te mënul continuer ndax
ndaxte nag munoo ne dangaa bëgg a jël doomu jàmbur wàcce leen ci dëkk bi di leen seetaan noonu loolu munul nekk. infrastructure yi ñu wax ne ñoom am nañ infrastructure maanaam abri provisoire lañ nekk di ci jàng tey ñoom nee nañ am nañ ay moyens mais ñoom seen moyens yooyu ñun jëriñaguñ dara parce que ñoom am nañ ay moyens ils ont des milliards mën nañoo déployer ay moyens teg ñu dans de bonnes conditions te depuis boobu ba léegi ñu ñuy wër-wërloo di ñu seetaan bi ëpp na. waaye nag ñuy fàttali ne tabaxu campus bu Fatick bu université Sine Saloum liggéey bi tàmbale na gannaaw ba nga xamee ni ministre de l'enseignement supérieur ñëwoon na lancer travaux yi ci weeru juillet bi ñu génn. Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata bu ngoonee ca Tambacounda bi yoon ak fanweer yoo xamante ne ay électricien naka noonu yëngu ci wàllu defari frigo yoo xamante daañu fa jeexal seen formation war a jot ci lijaasa yi ci wàllu énergie renouvelable loolee nag ci ndimbalu association ADEP Nature muy jéego bu njëkk bu ñuy teg fas ko yéene wéyal ci mbooloom diwaani Sénégal yëpp loolee nag nekk taxawaay jëm ci formation ci ndaw ñi wàllu électricien ki frigoriste ñu ngi ci ànd coopération allemande ak ndimbalu ministère énergie wàllu xibaar ba tey ak Tivaouane commune rurale yu bari ci département ba ak ci jafe-jafe ci wàllu jot ci li nga xamante mooy l'impôt bi war ñu mën a liggéeyal askan wi fu ci mel ni kul ma nga ca mexe diggam ak ngaay nga toll ci 12 kilomètres ñàkkum xëyum ndaw ñi jafe-jafe la fa manque infrastructure de base ci wàllu jumtukaayam dundit naka noonu Cheikh Anta Diop. dëkk bii di kul diggante ma ngaay mexe toll na ci fukki kilomètres ak ñaar ñoom nag ab commune rurale la waaye nee nañ ay jafe-jafe yu tar la ñu am ba tax na nag ñu amoon ab daje doon waxtaan seen biir ne nag askan kul de kenn waru leen jiitu ci taxawu jafe-jafe nee nañ sax nguur gi daanaka dafa mel ni da leen cee dumóoyu ndaxte dëkk bi de ndaw ñi bari nañ fa lool amuñu ndox bu ñu bayee te it ay jumtukaay amuñu ko Modou Fall nekk maire bu Koul. commune rurale daal jafe-jafe yi mooy xam nga ne les ressources financières mbirum koppar mi bu dee Koul ab commune la amul marché amul gare routière daanaka amul fenn fu mu mën a jëlee ab xaalis ay koppar loolu jafe-jafe la nag li ko gën a yokk mooy nit ñi fun jaar dem ñëw ay piste de production soo bayee ba mu ñor te amoo tam foo ko génne pour jaayee ko jàpp naa ne da nga mujj rek dafa wanteer ndax ñun am nañ àll bu doy xale yu góor yi bari nañ fi lool bëgg a liggéey kon loolu tam bu nu amoon ay forage yoo nga xam ne xëy na nguur gi jàpp na si mun nekk rek investissement yu jafe-jafe presque ay forage bu baax 100 millions loolu tam jàpp naa ne jafe na ci kon boo nga xam ne xëy na budget bépp bootul 200 millions sax du ko mat jafe-jafe la mais nag courant bi tam pour mën a fixer nit ñi jafe-jafe la. ci kaw loolu sax ñoom daje nañ seen biir nag tënk lu ñuy wax benn plan de développement communal lépp loo xam ne jàmbat la nag dëxëñ nañ ko ci ñoom li ñu bëgg mooy askanu Koul de ku ci nekk dugal sa loxoom Abdoulaye Mbow nekk expert en décentralisation. ca Koul gis nañ ni am na suuf su doy am na jeune ñuy woo ñëpp aussi ñëw jàpp ci pour que ñu mën a def une production locale mën a fixer les forces locales. di ab forum communautaire boo xamante ne dajaloo woon nag askanu Koul tund wi ngir nag ñu waxtaan seen biir tëgg ab plan développement communal lépp lu nekkoon jafe-jafe commune bu Koul dina mën a teggeeku. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jërëjëf sëñ Cheikh ci wàllu ndox mi moom ci lu yàggatul incha allah ak tan ngëneel yu bari dina ci am ak yeggaleem liggéeyu KMS 3 mooy li nga xamante ni mooy forage bu yaa bi ñu duppee Kër Momar Sarr 3 fii léegi njeextalu atum 2020 bii nu ne loolee nag dina may ak wóoral ak ndox mi jot ci incha allah ci anam yi mu gënee ci ba fii léegi 2035 ci dig-digalu Louga Thiès Tivaouane Petite Côte bi ba Ndakaaru njiital SONES la ñu ci àndal Charles Fall. Le projet KMS 3 d'un coût global de 275 milliards de francs CFA. projet bii di Kër Momar Sarr 3 xam na ne toll na ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk juróom-benn milliards ci suñuy koppar banque européenne d'investissement def na ci lu tollook juróom-benn fukk ak juróomi milliards balaa at mi ñu nekk jeex maanaam 2020 lu bëri ci projet bi dina yemb maanaam délai d'exécution yi bile projet nag li ko tax a jóg mooy am ndox mu sell ci région yi Louga Thiès jaar Tivaouane ci Petite Côte bi ak fii ci Ndakaaru loole yëpp nag ngir ndox mi sell te bañ a am ay coupure muy projet boo xam ne tamit dinañ ko wëyal di ko amal ba fii ak 2035. Dans ce même domaine jusqu'à l'horizon 2035. Charles Fall njiital SONES ak Amadou Sabar Ba. àllarba tey jii mercredi des cendres ndorteel ak kareemuk mbokk chrétien yi Sénégal lu jëm ci wàll woowu ni ñu ko waxee mooy mandargay ndorteelu koor gi naam ci beneen wàll it cendre gi ngeen ci dégg di wane rek ne ñëpp ci suuf la ñu bawoo ci la ñuy dellu ne poussière waral kon góorgóorlu gi bu nu bëggee jot ci aljana ko dallu abbé Jules Coly la ñu ci àndal mooy curé paroisse Sainte-Thérèse bu Louga ñu déglu ko ak Abraham Paul Pouy. ñun catholique yi dañuy woor ñeent fukki fan. ci ñeent fukki fan yi ñuy woor yi dimanche bu ñu leen wàññi bokkuñu si ñun dimanche ñun bokkul si bés ñuy woor yi ndax dimanche moom la Yeesu dekki te comme dekki Yeesu xumba la ba mënuñu ko dugal ci biir carême bi ci koor gi. koor gi tey lu koy firndeel moo di ñun suñ koy door dañuy fàttaliku suñu mbokk chrétien yi que ñoom yàgg dañ fiy jógee ban nañu fàttaliku dañ fiy jaar rek mais yàgg daañu dellu ci borom bi moo tax am na lu ñu tuddee cendre
maanaam doomu taal ñuy diw si seen jë ñu leen fàttaliku leen ngelaw ngeen te daa ngeen mës a tamit dellu. su weesoo takk si biir ci mbirum lekk war nga góorgóorlu ci ni muy gisee ci ni muy xalaatee ci ni muy waxee ak ci ni muy jëfee fekkee da nga doon wax yu bon rek nga góorgóorlu ci tegu koor nga bàyyi loolu yëpp fekkee da nga doon jëf lu bon nga góorgóorlu ci tegu koor nga bàyyi yooyu fekkee da nga doon xalaat yu bon tamit loolu fekkee sa bët moom lu bon rek la doo xool nga góorgóorlu na ci biiru koor gi dina sellal sama bët yi. koor gi dëgg tal obligatoire la képp ku war na ko dëkk ci koor gi ci ñun lu ko dooree ba nga amee fukki at ak juróom benn 16 ans ba ngay màgget war nga mën a woor. RFM bitim réew. mu ngoog wàccul kenn de koor gi ana ñu ngi leen di ñaanal kooru jàmm. amiin jërëjëf Hajasan. ñu daal di tàmbale réewum Gambie ak rajo yi nga xamante ne mooy Home Digital FM ak King FM tàmbaliwaat na di daw foofu. démb kon la kilifa yu nguurug Gambie daal di jël dogal joxe waat autorisation ngir ñu ubbiwaat loolee gannaaw benn weer yoo xamante ne dañ ko suspendre ndaxte dañoo jàpp ne ñaari rajo yooyu dañuy def propagande ba pare di woote fitna foofee ca Gambie loolee mu ngi jël dogal boobu itam mu ngi tukkee gannaaw ay waxtaan yu ñu sekkoon yu doon dox diggante nguurug Gambie ak yenn ci ay responsable bu Gambian Press Union bi dañ ci déglu secrétaire général kuréel googule di Sékou Diémé ci micro Wuri Diallo. waaw dañ am waxtaan bu am solo waxtaan bu gudd léegi ñoom ñu ne luñ mën a def moo nekk dañoo ubbi radio yi tey su passé loolu noonu journaliste yi ñoo xam ne ni dañ war a dem court duñ jamaati court waaye ñun daal dañ leen wax ne loolu nekku na ni wax bi foofu la war a am parce que ñun dañ gis ne ñu gars yi tëjee radio yi àndut ak loi àndut ak yoon ba pare luñ leen tëjee noonu gars yi dañuy ñàkk a business am na journaliste yu toog léegi ba lu mut weer gars yi liggéeyuñu so ñu ne pour ñu compensate leen because gouvernement bi lu mu def àndutaa yoon. compensate mu def loon maanaam. because xam nga ni business la tamit so dañ leen war a jox compensation waaye gars yi ñu ne ñoom fu mu nekk nii daal mënuñoo demaagum foofu noonu tamit fii su fekkee ne mënuñoo am gouvernement bi mu ñëw génn si wax àdduna bi ne ñoom luñ def àndutaa ak loi àndutaa ak yoon teg si ñu compenser ñii kon lii dafa nekk loo xam ne nii ñun dinañ ko toppa suñ waree dem koot sax dinañ dem foofu noonu. seen plan bi ngeen waxoon da ngeen koy porter da ngeen ko porter ba léegi wala. waaw loolu si process bi mu ngi on dafa nekk ni négociation moo ñëw rek ñu pose argum waaye suñ amut luñ bëgg si négociation dinañ dem koot. waaw lawyer bi sax mu ngi woon si négociation bi. ñu daal di dem ci Mauritanie ana ak njiital moomem réew Mohamed Ould Ouazani moom nag mooy léegi njiit lu bees bu G5 Sahel. njiitu Mauritanie kon ñu fal ko gannaaw juróom-benneeli conférence des chefs d'État bi ñu doon amal ni ki démb foofule ca Nouakchott moom Mohamed Ould Ouazani daal di yëkkati ay kaddu di woo ONU mu jàppale leen ngir financement bi daal mu gën a doy bu ko defee ñu mën a xeex terrorisme bi ni mu ko waree ci boobule région Ould Ouazani ci micro Mohamed Diop. Au plan sécuritaire. ci wàllu kaaraange dinañ fexe bay teel a jaamarloo ko lépp loo xam ne risque la gën a jokkale tam suñu intervention rawatina ci bërëb yu sensible yi bu ñu bëggee njaxla faaw rek ñu am soldat su xarañ mën a dem fépp am itam jumtuwaay yi war moo tax ñuy wéy di laaj ci mbootaay xeet yi ñu dugal ñu ci chapitre 7 ci sart bi nga xam ne moo leen ñeel ngir ñu mën a am financement bu dëkk boo xam ne dañ koy jagleel sunu l'armée bi nga xam ne moom lañ bokk. Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. ainsi qu'un financement pérenne pour la force conjointe. bu ñu jógee Nouakchott daal di wutali Bissau syndicat bi ëmb dawalkatu bus yi ak yeneen transport en commun yi ñoom ñoo tàmbali niki tey jii seen juróom-ñetteeli plan d'action li ko dalee àllarba ji kon ba ajuma ji ñu dëgmal dinañ nag grève loolee ngir ñaawlu anam yi nga xamante ne nee nañu moom la ñuy liggéeyee waaye itam ñaari weeru payoor yoo xamante ne nguurug Guinée Bissau amel na leen ko leeral yi ca Bissau ak Noa Mankali. woote bi dafa ñëw ci note de presse boo xamante ni moom la ñu seddoo différents organes yu communication sociale àllarba bi foo xamante ni ñetti centrale syndicat ñooñu dañoo ñaan seen liggéeykat maanaam seen associé pour ñu mën a déterminer ci seen structure syndicale pour ñu mën a défendre seen dignité ak seen intérêt ci note bi ñetti organisation syndicale yi ñooñu dañu ne su fekkente ni exécutif bu Aristide Gomis agir ak bonne foi pour mun a corriger ay violations yoo xamante ni moom la nekk di def ci liggéeykat yi
te tamit dafa nekk di forger loo xamante ni moom la liggéeykat yi considéré comme ay situation yu métti yooyu centrale syndicale ñu ne dañuy continuer tamit dañuy indil ay stratégie yu bees yoo xamante ni mun nañu xeexal ak position bu nguur gi. document bi moom dafa yokk ni fu mu toll ni liggéeykat yu fonction publique ñooñu fu ñu toll ni bés bu nekk dañuy day sonn lu ko waral mooy ni jotuñu seen salaire yu weesu ñaar weer ci administration publique te loolu dafa nekk loo xamante ni mu ngi yokk coono yu population bi. waaye parallèlement ci grève boobu boo xamante ni moom la ñaar syndicat yooyu convoqué dafa am benn tamit syndicat yu transporteurs yi maanaam ay chauffeurs yi ñooñu tamit dañoo démarrer grève bu ñett fan tey ci niveau national foo xamante ni ñu ngi paralyser circulation bi boo xamante ni mun na yóbbu population yi pour ñu mun a def seen liggéey. ñu ngi fàttaleku ne tey si suba teel ñoo xamante ni ñoo dëkk ci capitale bi saw ñooñu dañ doon dox ak seen tànk pour mun a dem ci seen service foo xamante ni taxi comme ay auto urbain yi ak transport en commun ñooñu nekkul di circuler ci voie publique. Noa Mankeli Bissau RFM. Noa Mankeli ñu koy gërëm ana waxtaanee coronavirus geek fi mu toll ci àddina. di seetlu gi Khadija Sane ci statistiques yu mujj yi moo di mu ngi wàññeeku bu baax a baax ci Chine bi nga xamante ne foofu lañ ko njëkk a gisee bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi daal diggante démb ak tey lu tolloog 42 nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan waaye nag wàññeeku nañ bu baax a baax bu ñu ko mëngalee ak ndorteelu weeru février kon waaye nag ca Europe ak ca yeneen partie ci Asie daal contamination yi ñu ngi wëy. Situation bi ca Corée du Sud sax dafa grave bu ñu sukkandikoo ci kaddu yu tukkee ci njiitu réew moomu lu tolloog lu ëpp benn junni nit kon ñoom ñoo ci loru wala bokk dañoo jàpp feebar bi fukk ak benn daal di ci faatu ci continent africain bi nag gannaaw Égypte Algérie léegi moom mooy ñaareeli réew fi nga xamante ne daal dinañ am benn cas confirmé de coronavirus mu di benn doomu Italie moom sax daal dinañ ko placé en quarantaine. Khadija. jërëjëf Anna Rocha. Youssouf ñu tàmbalee ak boxe beeg échec gu doomu Sénégal ci tournoi qualifié olympique gi am na ay borom xam-xam yu gis ne ñoom wàllu casting bi daal ci tànneef li ci la ñu juume. waaw baaxul ki bokk na ñi gisee ni mel di Souleymane Baye moom nekk na ñetti yoon champion du monde doomu Sénégal la kon waaye France moom fa la doon defee boxe moom Souleymane Baye mu jàpp ni rek fédération bi faaw ñu def lépp ngir gën a boole ci mbir mi club yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Sénégal Souleymane Baye moom moo jiite Kër of Champion bi nekk fële ca Almadi ñu déglu ko ak Sona Thiam. dañu am déception parce que dañu am si yaakaar que le boxe Sénégal dina dox sur une compétition olympique bi ñëpp perdiroon léegi nag il faut ñu taxaw si xoolaat ak boxe fan la tollu si Sénégal. dañuy xool ak fédération yi ak entraîneur yi ak club yi parce que lu ñu wone aux qualifications baaxul et jaarul yoon quoi ma ne Sénégal moom baaxul si ñun baaxul si la boxe baaxul lu ñu wone quoi léegi nag lan la dese xoolal amuñu communication il est vrai que fédération moom am rôle boobu mais defu ko ñun xamuñu club affilié wu xamuñu ñaata club ñuy nekk xamuñu ñaata licencié xamuñu ñaata adhérent donc léegi nag il faut ñu xolaat waxtaan ci biir ñu xam ku bëgg ku munul de mu def ku bëggul ku munul day dem comme ça ñu jar box ñu def box ci ñu jox ko ci mu jar yoon quoi parce que tey amul communication ñëpp day def lu ñu bëgg et box du noonu boxe dafa tudd le noble art donc le noble art day jaar ci yoon international du Sénégal rek c'est international. Souleymane Baye kon xam na li muy wax ndax nekk na ñetti yoon champion du monde bu boxe doomu Sénégal yooyu nga xamante ne kon bokkatuñu ci Tekio bi am ci Ndakaaru nañ amaat beneen chance diggante 13 ak 24 mai am na tournoi bi am ca Paris tournoi boobu nag na dajale boxeurs yi nga xamante ne ñu ngi bàyyi ko fépp ci àdduna bi te jotoo ñoo mënu qualifier ci Tekio yi am ci seen continent. Wilfried Sey moom nee na Dakar lay des te fii la fas yéene amee qualification ngeen dem ci Jeux olympiques yi moom doomu Cameroun na nekk vice champion du monde nekk ñetti yoon champion d'Afrique moom nag jamono yi qualifié na ci demi-finale Tekio bi am ci Ndakaaru Wilfried Sey ñu déglu ko ak Solo Thiam. Je compte faire plus mieux que ça et je compte sortir. Facile naa def li raw li ma defoon yokkit samay fem waaye li ci njëkk mooy naa qualifié
fas yéene ma nag qualifié nekk 2e wala 3e déedéet dama bëgg a qualifié nekk ki njëkk ndax maa ngi liggéey bu baax jeux yi di ñëw nag fas yéene naa see dem ci ni mu gën a rafetee dëgg la amoon naa ay jafe-jafe ci jeux africains yi comme nag amoon naa si ay jafe-jafe fexe naa si ba dabu mbir mi amul làq-làqal liggéey rek la liggéey subaat ngoon guddeet bëccëg jot naa si jëlee expérience bu tuuti fas yéene naa liggéey tactiquement physiquement lépp rek ngir mën a jot samay objectif ndax am naa benn ak xalaat bu tuuti ci lu jëm si Jeux olympiques yi di ñëw xam naa ne mooy gën a métti ndax ci lay ëpp rigueur ci lay ëpp caytu ci la ñu aay yëpp nekk mais am naa yaakaar ni Afrique war na fa mën a jëlee ay médailles yu baax. Une très bonne médaille à ce jour. ginnaaw boxe bi Youssouf football ci Europe ak yeggale waaye njeextal ak 8e de finale yi Ligue des champions ngoon. match bu am solo la ñuy xaarandi diggante Real Madrid mu ngi xamante ni gagné na yëfi fukki yoon ak ñett ak Manchester City di yóotu kon trophée bu njëkk Madrid leen yi ci match bi Eden Hazard du ci bokk dafa amee gaañu ñu woowaat Gareth Bale mi nga xamante ni ci match bi passé ci wàllum championnat bokkuloon ci groupe bi côté ci Manchester City mooy citizen yi kii di Raheem Sterling moom ñëwaat na ci groupe bi ñaari équipe yi kon anam yi ñuy footballé wuute na moo tax ñu samp laaj ban xeetu match kon lañ mën a am tey ci ngoon tontu Cheikh Gueye nekk entraîneur Stade de Mbour am match ci wàllum football bu Espagne. tey ji bu ñu xoolee ni équipe bi di City ak di Real Madrid équipe la yoo xamante ni bu si nekk da ngay xaw génnee bal depuis sa défense différence bi mooy City yenn saa yi mu utiliser benn jeu direct boo xamante ni mën na xaw solo Real Madrid tey ji li ma gisoon daal li ma gis tamit mooy peut-être jeu bi nga xamante ni moom la Real Madrid football fan dafa nekk jeu boo xam dafa xaw yéex seen sorte de bal diggante Varane ak Ramos yéex na trop ba nga xamante ni loolu mën na avantage équipe bi nga xamante ni moom mooy City tax si doole tamit ñëpp xam na ni Manchester City ay joueur am dañu gaaw trop sur phase transition loolu tam war na mën a sonal Real Madrid mais bu ñu xoolee Real Madrid mu nekk équipe boo xamante ni équipe bu tàmm compétition bi équipe bu mag la ay joueurs yu mag aussi yu xareñi am entraîneur boo xamante ni entraîneur bu mag la tey ji yaakaar naan daan mën a xool na nañu mën a génnee si match bi sama yaakaar mooy Real tey warul rek topp li mu doon footballé mooy jeu bu ndaw bi mu doon def si ginnaaw war na si aussi mboole benn jeu boo xamante ni dina xaw a sori tuuti parce que équipe la boo xamante ni City da lay pressé kon dafay bàyyi espace si ginnaaw kon Real Madrid je pense war na tamit aussi varier jeu court bi tax si jeu long bi ba nga xamante ni mën a am dara sinon imposer football si kaw ba nga xam aussi bal bi demee si kaw deuxième ballon yi ñoom daan ko mën a rayante pour élaborer à partir de la zone de City mais tamit toujours rek di prévoir aussi seen perte de balle parce que ñëpp xam na ni Manchester xale yi mu yor xarañ nan te gaaw nan ba nga xamante ni perte de balle yooyu mën na la indil ay musiba su fekkee defal nan la contre-attaque ñoom seen bopp. Real Madrid de Manchester City 20h lay doon waxtu woowu Olympique Lyonnais na dalal Juventus bu Cristiano Ronaldo ngeen mën a déglu ñaari match yi ci rajo Futur Média. stade Zimbabwe yi CAF moom jàppul ne mu ngi ci li yoonalu football gi laaj ngir ñu mën foo footballé. waaw dañ fa yebal ay ndaw ngir ñu xool stade yi kon nu ñu tëddee ñoom bi ñu ñibbisee nee nañu stade yi baaxul mënul sax kon dalal ay match ci wàllum dëkk ak dëkk moo tax kon équipe nationale bu Zimbabwe soo moyul matcham bii di ñëw digganteem ak Algérie day xool beneen réew boo xamante ni fa la koy amalee match boobu war a bokk ci éliminatoire CAN qualification CAN 2021 kon Zimbabwe Algérie mois de mars. kon ñoo ko xaw a tane ñun am nañu la jox ca Thiès.